mbokku internet yi ñuy teewlu ci senegal7.com tey ñu am mbégte dalal Malal Talla ñu gën koo xam ci Fou Malade di artiste waaye itam di activiste di yëngu ci mouvement Y'en a marre. Malal ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. ñu tàmbali waxtaan wi ak lu ñëpp seetlu muy taw week inondation yu mu àndal koñ yu bëri ci Dakar am xar kanam bu bees ndox mi song ko loolu nan nga ko jàngate li muy wone rek li taw bi di wone mooy dafay wone maanaam cuune ci ñi nga xamante ne ñoo yor réew mi waxuma ñi fi ne rek mais tàmbale ko ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a yor réew mi ba yegsi ci ñi nga xamante ne ñoo ko yor fi mu toll nii pour nga xam ndax tali baax na da ngay xaar mu taw bu tawee nga tàmbale gis tali bi taa gis nañ VDN bu prolongement bi li ñuy woowee la côtière boo ko xoolee foo dem ndox la ma jàpp ni bu dee defarkatu tëli nga te sa liggéey xarañ na ci defar tëli loolu war nga ko mën a sóoraale prévoir effectivement ay canalisation yi nga xamante ne ndox mi dina fa jaar mën a dem parce que yàlla dimbali nañu am nañu ay géej am nañu ay ay dex yoo xamante ne effectivement ndox mi bu jaaree ci canalisation yi mën na teeri foofu mais da ngay seetlu ni tali yi ñaari fan lay am wala bu ko fi nawet fekkee pax yi commencé gasu mooy tali bi àttanul taw wala tali bi àttanul yenn xeetu oto yi leneen li ci topp mooy dama jàpp ni étude bi war balaa ñuy tàmbali ay travaux d'utilité publique jëmale ko ci askan wi jëmale ko effectivement ci infrastructure bi nga xamante ne moom la ñuy jagleel sénégalais yi liggéey bi ci war duñ ko def parce que pour man liggéey balaa nga koy def war nga amal waxtaan ak askan wi war nga également xool ñu xarañ am réputation bu baax ci wàllu defar jumtuwaay bi nga soxla pour ñooñu defaral la ko mais boo xoolee tey li xew côté Rufisque doy na waar ndax tunnel bi ñu fa gas pour terre bi loolu yëpp boo xoolee ndox mi jël na ko moom ko mooy liggéey bi ci war la gaa yi deful liggéey bi ci war bu ko ci gaa yi defoon effectivement situation boobu du ñu arrivé tey boo ñëwee tey fépp foo dem ndox la tali yii bi ngeen di ñëw ci man fii lu mel ni Géejawaay noo fiy defaree ay tali te prévoir ay canalisation loolu du yoon c'est-à-dire canalisation moo war a jiitu effectivement tali da ngay gas ay yoon yi nga xamante ne ndox mi fa lay jaar parce que fii dëkkuwaayu suuf la woon moo tax ñu tuddee ko Géejawaay suuf la fii da nga doon teg sa tànk nuuru ñun musuñu xam inondation mais biñ ñu commencé indil ay tëli commencé ñu tabaxal yenn xeetu kër yi ñu commencé am relation ak Grava et cetera donc loolu moo ñu indil tey bu tawee benn yoon rek foo dem si Géejawaay tey day taa te bu njëkk Géejawaay bu tawoon ba sebet rek mën ngaa lal sa basang tëdd naan sa ataaya waxtaan organiser say jàng wala organiser sa kermesse wante tey loolu yëpp mënatul ne parce que finalement ndox yi day dugg ci biir kër yi te ndox yi bu naree dugg ci biir kër yi ñu génne ko ci tëli bi sànni ko ci biir koñ yi buñ ko sànnee ci biir koñ yi finalement mu nekkoon ay bërëb yu xale yi daan fowe xale yi amatuñ fu ñu fowe terrain de football yi fees na ndox c'est-à-dire inondation dafa wone effectivement taw rek dafay wone faayu ñi nga xamante ne ñoo ñu jiite. mais tey inondation bi am na malgré problème yi nga wax yëpp mais c'est un fait mu ngi fii mais léegi solution bi pour génn nit ñi ci seen jafe-jafe boobu yow lan nga gis. non en fait solution bi du ñun ñoo ko yor solution bi état moo ko yor état moo war bu ay jafe-jafe amee mu xool li ci war mu def ko ci c'est-à-dire inondation am na état digge na nangam ci ay milliards pour saafara yooyu jafe-jafe milliards yooyu nañ ko jël jox ko ñi nga xamante ne ñoo mën liggéey bi bu fekkee Sénégal fii amuñu ay nit yu mën liggéey bi
ñu xooli nit yu jóge ci yeneeni réew te seen xam-xam màcc jëm ci domaine yooyu ñu jël ko jox leen ko pour ñu liggéeyal ñu ci liggéey bu mucc ayib parce que quand même li ñu soxla mooy ndox mi jóge fi am na dëkk yoo xamante ne lu mel ni Hollande am nañ xam-xam ci wàllu ndox boo demee Hollande tey ndox mi taxawul fenn dafay wër ñun am nañ chance su visiter dëkk yooyu ndox mi dañu créer de sorte que parce que ndox mi mën na doon njëriñ également mën na doon njëriñ mën nañ ko soxla pour suñu maraîchage fii c'est une zone des Niayes soxla nañ ko pour maraîchage soxla nañ ko sax pour traiter waat ko parce que fii ak ci kanam ndox dañ koy ñàkk ça va être une denrée rare donc war nañu xool ci kii de stationnement eau yi naka la ñuy effectivement transformer waatee ndox moomu pour mun ko delloowaat ci askan wi wala sax ndox mi ñu mën ko utiliser pour muy roose tool yeeg affaire yu demee noonu ndaw yi nga xamante ne nekk banlieue effectivement ñu former leen ci domaine yooyu parce que nit da ngay jël jafe-jafeem da ngay jël rongoñam soppi ko ñaq nga jël jafe-jafeem soppi ko doole soppi ko effectivement ngëneel jafe-jafe mën naa doon ngëneel bu fekkee am nañ ay njiit yi nga xamante ne réew mi leen tax a jóg. waaye aussi dañuy faral di gis yenn dëkkuwaay yi nga xam ne nii dafay xaw a doy waar nit ñi di ci dëkk tamit taataa dafay yomb aussi ñooñu tamit est-ce que il n'est pas préférable ñu jëlee leen ci dëkkuwaay yooyu. waaw xam nga biñ leen fi jëlee ci am na plan Jaxaay am na fi plan Jaxaay ba tey am na ay kër yi nga xamante ne ñu ngi fa problème yi jógeegu fa am na ñi nga xamante ne jële nañ leen toxal nañ leen dig leen kër ba léegi jotuñu ci seeni kër léegi rek la fi waa Tiwaawoon Pël jóge léegi la fi waa Tiwaawoon Pël bi autoroute bii di jàll ñu digoon leen 40 hectares ñu ngi daw ci ginnaaw problème boobu ba léegi la fi waa Tiwaawoon Pël jóge di ñaxtu problème yu demee noonu donc en fait oui jële nit ñi ci zone yu am ndox nit ñi bañuñu ko mais boo gisee nit ñi di réticent c'est que état nim la mën a naxee ba nga jóge fa rek mais le suivi bi ci war sa àq ak sa yelleef une fois que ñu jëlee la fa ba tabax fa liñ fa bëgg a tabax après il seen yoon nekkatu ci tu es oublié et finalement il te laisse après dans ta propre merde te loolu je pense que rafetul état di am taxawaay boobu ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom la yilif parce que ñi mu yilif ñooñu dañ ko wóolu fal ko yaakaar ne buñ ko fale seen dundin dina gën donc état dafa war a xool ci yàlla xool aussi si boppam parce que nit ak kàddoom quoi nit ak ku la wóolu. may fàttali ne yéen ñu ñuy teewlu ci Senegal7.com ñu ngi dalal Fou Malal Talla di artiste yi te di activiste di yëngu ci mouvement Y'en a marre ñu fekk si ko tey ci koñam di Géejawaay ñu ñëw aussi ci beneen coow muy la xew ca institut Sainte Jeanne d'Arc di école bi nga xam ne ni nee nañ c'est biculturel français ak sénégalais ñi jiite école ba daal ne bëggatuñu ay jigéen yuy muuru yi fay jàngi loolu it sa gis-gis lan la ci. non sama gis-gis wax naa ko waxaat ko école boobu école yëpp fii nekk Sénégal di fi jàngale dañu am lu leen yilif ministère de l'éducation nationale ministère de l'éducation nationale dafa am këyit boo xamante ne ci la école yëpp tënku këyit boobu dafa ne amul distinction de race de religion de tel waruñu effectivement yu demee noonu parce que problème bi njëkkoon na fi jóg ministère bi intervenir si leader chef religieux tey xalif général des Tidianes sax dégg naa ko ci dégg naa si yeneen kilifa diina ñu taxaw wax si c'est-à-dire Sénégal lañ nekk jàmm ji buñ ko salfaañe ñoom mënuñu nekk un petit institut bëgg effectivement parce que bu fekkoon xale yooyu di voilé wu dañuy indil problème yeneen xale yi wala dañu remarqué ni dafa am ay jikko yu ñu yor yuy yàq école bi ñu ne waaw mun nañ leen sanctionner wala sax bu fekkee voile si boppam dafa mës a indi problème si école bi mais gisuma lan moo tax effectivement ñoom ñu war a taxaw def lu mel noonu je pense que état du Sénégal
en l'occurrence ministère de l'éducation nationale dafa war a am fulla ak faydaam sanctionné bu baax école boobu. ñu ngi sax ruumandaat ndax ay négociation sumb nañ ko entre école bi ak état bi ñu ngi wax sax ne presse bu tey génn ko ne état bi daal boo moytuwul mu tëj école bi wala mu mettre ko sous délégation provisoire yow ndogal boobu jaadu na nga foog. ah mais waaw waaw école bi yiliful Sénégal Sénégal ko yilif yeneen école ngi fi même ñi nga xamante ne sax ay catholique lañ ñu ngi jàppale effectivement ñoo voilé pour wax rek Sénégal réewu jàmm la ak salaam fii genn wàll yi fi nekk nag Gabriel catholique la Dadi catholique la Victor catholique la genn wàll ñi fi ne ay catholique lañ yàqul suñu ànd ñu ngi ci jàmm ak salaam donc yooyu buñ koy caaxaane boo doxee tuuti jàkkaay murit ak église Saint Abraham ñoo takkaloo waa église Saint Abraham ñoo may ci seen terrain la ñu may waa jàkkaay murit ñu tabax donc jàmm jooju du ñu nangu ku ko yàq. waaye aussi dafa amoon yeneen coow yu ko mën a méngaloo yi fi jiitu muy affaire Guigon affaire institut européen des affaires ñu doon tere ñuy julli ci biir seen enceinte jàppoo ne dafa am benn guerre de culture bu am mi nga xam ne ni France wala sax Occident de manière générale da koo jógte ngir imposer ko suñu réew yi gisoo loolu yow. waaw xam nga nit ñi saay-saay kenn mënu koo tere jéem mais ci kii saay-saay di jéem te mu yëg ne saay-saay a ngi jéem moo warul bàyyi saay-saay li saay-saay di jéem sotti moo ko warul may du fii Sénégal la jàmm ak salaam fi ne ñoom mënuñu loolu ndax sénégalais yi am nañ fulla ak fayda possibilité yi bëri na bu jullit ñëpp ne bàyyi nañ jëndee pharmacie Guigon ndax effectivement julli 5 minutes la 5 minutes la lan la lay yàqal même bu fekkee da nga koy fay 5 minutes supplémentaires ci heure bi mu war a wàcc ndax am na benn moment loo gis waxtaan la waa ji nee nga da nga ko sanctionné parce que da nga koy tere julli lan la julli day yàq liggéey bi 5 minutes la julli 5 minutes yooyu na la ko fay c'est aussi simple que ça yu mel noonu nañ ko teel a régler mais ci jàmm ak salaam nañ ko régler ci waxtaan parce que fii kat boo duggee ci biir famille séeréer yi dafa am ay jullit pël yi am na ay jullit am na ay catholique séeréer yi am na ay jullit am na ay catholique famille boo dugg joolaa yi am na ay jullit am na ay catholique loolu kenn jàmm jooju kenn duñu ko yàqal ñoo gën a fort loolu. waaye aussi ñu desee ci affaire institution Sainte Jeanne d'Arc bi bu ñuy ñëw léegi dañoo jot ci benn xibaar Karim Xurum Xaq mi nga xam ne nii dafa demoon ngir ñaxtu lu ñu yëg mooy dañ koo déféré au parquet ci mbir moomu. waaw yàlla nañ ko bàyyi ak jàmm waaw parce que xëy na mouvement bi muy yëngu nitu dëgg am nañu parti diine bi nga xamante ne yooyu la ñuy défendre donc en fait yàlla nañ ko bàyyi ak jàmm waaw mais waruñu ko téye ci loolu jàpp ma ni jar na téye waruñu ko téye ci loolu waaw. ñu wax léegi ci wàllum aar li ñu bokk di ab kuréel ab plateforme bi nga xam ne nii dañ ko sancoon ginnaaw coowum affaire lu ñu dippee affaire Aliou Sall ñu ko doon jiiñ ne dafa jot ay pots de vin contre des contrats pétroliers ñu sumboon ko ñuy amal ay ñaxtu ajuma bi ji mujj rek yaakaar naa amaloon ngeen di waajalit beneen ajuma bi ñëw ñaxtu yi commencé wul soof askan wi ndax mobilisation bi daa mel ni commencé na rës de. une mobilisation du forcément buñ la ne les Sénégalais se mobilisent contre nangam parce que souvent erreur yi ngeen def mooy da ngeen di natt mobilisation ci ay nit yu teew ci benn xew-xew li ëpp solo mooy yan nit bi problème bi jógee lan la ci aar li ñu bokk jublu woon mooy sénégalais yi informé wu sur la question de la gouvernance du pétrole et du gaz bi Coupe d'Afrique jotee bi sénégalais yi xamee ni mënuñu mobiliser wu
ku ci nekk jël nga sa maillot bind si sunu pétrole defar nañ ay maillot tuddee ko sunu pétrole jouru final bi ñu gagné Sénégal ñi seetaani woon match bi effectivement fële ci benn restaurant bi ñuy génn ñuy woy suñu 400 000 bi Lions yi ñëwee ñu leen di yóbbu palais ba buntu palais nit ñaa ngi woy suñu 400 000 doomu Aliou Sall génn na ànd ak ay xaritam ñu woyal ko sunu 400 000 Aliou Sall ci boppam génn na di dem stade Amadou Barry nit ñi woyal ko sunu 400 000 ce qui veut dire que le débat sur le pétrole et le gaz sont posés l'objectif c'était ça l'objectif et puis ci diggante bi Aliou Sall démissionné dans CDC ci diggante bi yoon même bu fekkee dafay naq saale woo na différentes personnes dans le cadre de l'appel à témoins entendre na ay nit sur cette question l'objectif c'était ça et puis gars yi ñu ngi amal waa Thiès vendredi bii di ñëw ñu ngi amal conférence bu mag ci loolu pour askan wi xam l'objectif c'est ça la mobilisation c'est pas le nombre de personnes qui se retrouvent dans un lieu précis buñ ne les Sénégalais se mobilisent contre la propreté contre l'insalubrité c'est pas parce que Sénégalais yi dañ dajaloo fii Guédiawaye di bale mooy Sénégalais yi fépp fu ñu munti ne ñu ngi taxaw ci wàllu cet tàmbale ko ci biir kër yi ci bureau yeeg ci feneen ak feneen def ko un comportement de tous les jours xam nga le mot pétrole c'est le mot le plus prononcé en 2019 l'objectif c'était ça. waaye it am beneen coow bu jëpp muy bi nga xam ne ni Ousmane Sonko moo ko yëkki muy mbirim fer de la Falémé muy joxoñ baaraamu tuuma ab société turque Tosyali yi ñu ne daal dañ koo nàqal ba mu doyal ci wàllum maanaam ci lañ jëm dañ koo fas yéene nàqal ba mu doyal ci wàllum feeru Falémé bi ba joxe sax ay chiffres lim ay milliards yu takko loolu it nan nga ko jàngate. waaw mais loolu la c'est-à-dire il faut que les Sénégalais soient intéressés ci seeni ressources li ñu moom mooy fer bi suuf si diamant bi or bi pétrole bi gaz bi Sénégalais bu ne dawalkatu saret bi sax il doit avoir la bonne information l'objectif c'est parce que Sonko a sonné l'alerte bi mu sonné alerte bi ça a poussé l'État à communiquer et effectivement si Sonko ne l'avait pas fait xëy na État du ci communiquer donc dafay gën a dérouler stratégie am pour mën a luubal wala pour mun a def lu ko neex donc État dina bàyyi xel parce que c'est des questions comme ça auxquelles il faut intéresser les Sénégalais pour ñu mobiliser wu ci pour ñu xam élection yi ñëw kan moo jara sànnil carte. waaye aussi bu ñu ñëwee des ci par exemple feeru Falémé bi Sénégalais yu bëri daal dañ doon wax ne ñun Falémé sax ñu ngi koy doog a dégg mais aussi seen rôle yéen activistes yi yëngi ci wàll warul nekk rek dem place de l'Obélisque mobiliser et cetera communiquer ci médias yi et cetera mais aussi dem fi nga xam ne nii fa la ressources yooyu nekk aussi est-ce que du ci baax parfois. loolu activistes yi ñu ngi koy def bu baax mais yéen li leen intéressé ci activistes yi mooy jàpp nañ Karim Xurum Xaq mbéj nañu Malal ngeen def ko seen site titré ko t-shirt Wally Seck lëmbalu Ndeye Ngoné Ndiaye Géwél c'est ce qui vous intéresse par exemple fii ñu ngi nii di bale mbalit la woon fii école la ngi waaj a ubbi ñu defar ko defaral askan wi ay ligne dañ doon tuur fii ay sën ñu defal leen ay puisard collectif ci dans le cadre d'un projet bu ñu tuddalee dundal Waxinaan defar fi ay keppaar pour askan wi bu ñu ñëwee mën fee noppalu waaw yooyu ñu ngi koy def mais yooyu généralement ça n'intéresse pas les médias li leen intéressé mooy jàpp nañ diw mbéj nañ diw kii nee na lii kii nee na la. non côté boobu ñun moom bokkuñu ci ndax bërki démb la ñu jógee Amady Unaare n'est-ce pas ci wàllum inondation moo ñu yóbbu woon mag sama chauffeur ak sama caméraman donc ñu wax ci lu jëm ci wàllum prison yi yow ku la xam ne yaa ngi ci yëngu bu baax a baax ak jëye bi nga xam ne ni amoon na yàggul dara ca Rëbës ba ñaari nit ñàkk ci seen bakkan. waaw prison yi nag depuis 2005 ñu ngi ciy liggéey def nañ fa ay concert def nañ fa ay formation tourné nañ ci kaso yëpp te aussi bind nañ ay këyit
defal nañu ministère de la justice ay rapport ci liñ fa gis wax leen bien avant mutinerie yi di am yëpp ñun waxoon nañ li fa xew ñu jàpp ni nag solution dëggantaan bi romb na sax di tabax ay kaso mais solution dëggantaan bi mu ngi nekk ci yokk cabinet d'instruction yi parce que bëriwuñ bu ñu yokkee cabinet d'instruction yi def des programmes pour anticiper la réinsertion sociale parce que nit buy génn kaso dañ ko war a waajal xamal ko ni boo génnee lii ngay fekk lii mooy situation économique gu dëkk bi lii mooy tel gox bi ngay dem lii moo fa soppeeku même sax defal la une visite guidée de ton quartier avant ngay génn tout ça permet d'anticiper la réinsertion beneen mbir bi ci topp mooy fexe wan nit ñi effectivement nekk leneen am na pour ndaw ñi tous les jeunes ne peuvent pas réussir à l'école et la plupart effectivement une bonne partie de la population carcérale ay ndaw lañ ndaw ñooñu nag effectivement dañ leen war a defaraat dañ leen war a taxawu ndaw yi te fii lañ leen war a waajale fi ñu leen di waajalee mooy tout le monde ne peut pas réussir à l'école nañu xool ay programme de formation en fonction de li nga xamante ne ndaw ñi moom la ñu mën ñu yokk ci seen encadrement yokk ci seen formation ba pare ay programme alternatif à la réinsertion sociale am na mun nañ ko xool saytu ko bu baax a baax ba pare ministère de la justice ubbeeku liggéey ak les associations de quartier liggéey ak effectivement les anciens détenus pour vraiment pouvoir gérer ces questions-là mais tabax kaso également war na parce que depuis 60 tabaxuñu ay kaso dañuy yokk ay néeg Koutal ñu ngi fay yokk ay néeg Sébikotane Sébi-Ponty ñu ngi fay yokk ay néeg Rebeuss ñu ngi fay yokk ay néeg et cetera mais il va falloir aussi appliquer les lois yi nga xamante ne moo nekk ci code pénal bi prévoir na ay peine alternative mooy malal tooñ na ñu war ko tëj juróomi at ñu war ko tëj juróomi weer yooyu ñu ko war a tëj ñu ne nguur gi am na programme mu tabax stade ci ko ñu malal na malal dem nekk fa maneebar di raax di peinture effectivement jàngale peinture ak raax loolu mën na compenser peine bi mu war a tëdd parce que yooyu existé na et puis en même temps nañu parce que bu ñuy tudd prison yi dañuy faral simplement di wax ci effectivement les détenus mais il y a également les gardes pénitentiaires ils sont exposés ñoom ils sont ñoom ci nan lañ taxaw ils sont exposés exposition boobu nag ñu am il faut que ñu xam ne ils partagent bu prisonnier bi di tëdd 5 ans le garde pénitentiaire mi ngi tëdd peut-être la moitié et que il est aussi exposé parce que bu prisonnier bi rëccee moom la alors que ñoom seen effectif doyul et puis conditions yi ñuy liggéeyee c'est dans des conditions très très difficiles nañu xoolaat ñoom seen conditions gën leen dooleel afin de mieux humaniser la prison. waaye aussi am ministre de la justice yëkkit benn solution muy bracelet électronique yow da nga ciy ànd ak moom. waaw mën na baax mais li ko gën balaa ñuy wax bracelet électronique mooy na atte bi gaaw parce que ñàkk a atte bu gaaw bi rek moo indi problème bi yëpp ba pare bëri na ay ndaw yu ñuy jàpp pour de petits faits jàpp benn booy mu tux benn joint wala jàpp ko ak benn buuka yóbbu ko tëj ko 1 mois ça sert à rien nañ ko yóbbu mu nga ci inondation yi nañ ko yóbbu mu bale on a un programme pour la propreté oui loolu la yooyu la c'est des choses comme ça. ñu fekk la fii aussi cof nga ci léegi ngeen nekk ci liggéey ci école 19 loo leen di def fii nii lan la. lii mu ngi tudd ñun suñu association mu ngi tudd Guédiawaye hip hop ay hip hopeurs ñoo ko regroupé ñuy yëngu ci hip hop ñun nag dañu mandargawoo di xool ci gox bi fépp fi nga xamante ne am na mbalit ñu bale ko dindi ko peinture ko saxal fa ay garab yeesal ko pour nekkinu askan wi gën fa baax. donc dañu nekk ci programme bu tudd dundal Wakhinane nag effectivement dundal Wakhinane lii moo ko waral moom programme la bu ñu
bu ñu nekk ci deuxième phase bi première phase bi déroulé nañ ko juin la arrêté deuxième phase bi ci lañ nekk ni ñu ngi ñoo defar jardin boobu ngeen fekk fële pour waa koñ bi di fa mën a daje comme niñ ko defaree feneen ak feneen koñ bi dañu xool seetlu woon ni que nit ñi dañuy tuur ndoxu potit yeeg butitu jën yeeg et cetera bi ñu laajee ñu ne ñu ñoom mënuñu tuur ndox yi seen biir kër amuñu ay canalisation parce que gouvernement defarul leen ko léegi ñun ñu décider defalal leen ay puisard collectif fee am na puisard am na également jardin communautaire bu ñuy bay ay soble ay salade ak ay tomate defar fi ay banc public defar fi ay ligne également pour rek bërëb bi mën a am beneen xar kanam neex a gis neex a xool donc loolu lañ nekk di liggéey. donc waroon ngeen am félicitation wu Abdou Karim Fofana mi nga xam ne moom ci tànku améliorer cadre de vie la nekk gis ngeen action yu ñu teg jamono ji ca ville di déguerpir yenn bërëb yi loolu it. bon waaw ñu ngi jokkoo ak moom nag ñu ngi jokkoo ak moom yëg na li ñuy liggéey mais seet seeguñu jàpp nañ ne xëy na ay tànkam bu oyofee dina yegg si Guédiawaye parce que ñun liggéey bii ñu ngi ko tàmbali depuis 2010 dañuy xool alentouru école yi di fexe pour bañ politiciens yi joxe ko ay cantine soppi ko ay cantine ñun dañuy dem def fa ay jardin pour élèves yi mën a noyyi odeur bu neex pour aussi classe yi gën a am péex moo tax ay garab la ñuy saxal ci alentouru école yi koñ yi ñu def fa ay banc public banc yi ngay gis ni mbalit lañ ko defaree ay pono la ñuy jël sol ci ay kaasu café Touba sol ci ay sachet plastique sol ci ay sagar sol ci ay lu ñu for daal def ci biir pour donc mbalit mi mujj doon njëriñ c'est du recyclage donc di jaajëfal gars yi ñi nga xamante ne ñooy waa association Guédiawaye hip hop les volontaires verts lañ leen di woowe donc ñoom ñoo nekk ci liggéey bi quoi donc après dañ koy booleeg animation artistique pour gën a ñaax askan wi bu ñu paree defar fii nag dañuy woo waa koñ bi pour ñoom ñu nekk ñu comité de gestion bi waaw comité de gestion pour mun ko gérer toppatoo garab yi pour les impliquer davantage. Malal Tall kàddu gu mujj gi. waaw ñu ngi leen di jaajëfal yàlla nañu yàlla taxaw yàlla nañu yàlla suturaal yàlla na Sénégal jëm kanam jaajëf. merci beaucoup kon mbokk yi ñu doon teewlu ci Senegal7.com tey ñu ñëwoon fii ci Guédiawaye bi nga xam ne ni Fou Malade fa la soso ngir waxtaan ak moom ci xew-xewu jamono ñu ngi rafetlu seen teewlu te di leen dig daje beneen yoon jërë ngeen jëf.